lii ñuy waxtaane de ay bés yi ñu génn yëpp muy lii député honorable Ousmane Sonko séq ak ndaw si ñuy wax Adja Sarr dafa mel ne ñu ngi bëgg a àgg ci li ñuy wax fin de clap de la première partie maanaam li nga xam ne waroon naa nekk ba yëpp yemb pour ñu mën a àgg ñoom ñaar fi nga xam ne fi lañ leen di attee setal kii wala ñu setal kaa ñu ngi ciy bëgg a àgg parce que Ousmane Sonko bi ko soxna si di tuumaal dafa fekk mu nekk député de la République député nag ci suñu réew dafa am ay wareef yu bari mais au moins ay kiiraay bokk na ci ay kiiraayam li ñu tudde immunité parlementaire maanaam bu ko yoon soxlaa war koo laaj wala ñu di ko enquête wala ñu di ko jàpp wala ñu di ko bala ñu ko def loolu lépp dañuy laaj fi mu bokk assemblée nationale ndax ñoom d'accord nañ ci ñu yëkkati mbalaan mi fii ñu toll tey bu assemblée réunion yi tey ba pare ne d'accorduñ ci ñu teg ko fokk ñu xaar ba législature bi jeex maanaam député yi dem ba yi fi jeex tak ñu door koo mën a woo pour laaj ko ndax ci booba la mbalaan mi di kii muy loo xam ne lii dañ koo jagleel député yi ci suñu réew xel mu rafet nag war koo mën a nangu ndax député ndawal réew la ni président de la république nekkee ndawal réew dañ koo fal au suffrage universel kon bu fekkee ne ministre bi nga xam ne président da koy tànn rek buñ ko soxlaa bala ñu ko mën a woo fokk président de la république joxe ndigal ne ko demal sakkantuma député bi ñu fal parce que ministre moom kenn falu ko président ko tànn kon léegi àgg nañ ci première étape bu Ali Kalla ji moo di tey la assemblée nationale di taxaw ñu yaakaaroon man bokkoon naa ci ñu yaakaaroon ne Ousmane Sonko dina wuy ci avant ñuy yëkkati yaakaaroon naa ne plénière bii buñ ko wootee ak commission ad hoc bi dina fa dem parce que Ousmane Sonko dafa ma won man Mbaye Thiam loolu nag man mii maay xalaat sama xalaati bopp dafa ma won ci biñ ko falee député ba tey bu assemblée nationale wootee mu bokkoon ci ñi nga xam ne ñiy suivre assemblée nationale dañ koy déglu ndax dañ daan dégg ci moom wax gis ci moom ak taxawaay boo xam ne bii dañoo cee gisoon seen bopp ba nga xam ne li mu tàmmaloon nit ñi nga xam ne buñ wootee moom mu ñëw wax ci turu ñi mu jiite ba romb leen wax ci turu sénégalais yi mais man bokkoon naa ci ñu yaakaaroon ne kon bu ko tuuma dabee ci lu mel nii bu ñu taxawalee commission pour enquête ko ci biir pour laaj ko ci biir assemblée nationale benn buñ ko wooyee dina dem ci commission ba parce que loolu la si wax ñaar buñ taxawee plénière pour seet ndax dinañ atte kiiraayam déet dina fa taxaw man loolu yaakaaroon naa ko ci moom ndax dama ko doon kii pour ñaari yëf mooy yéen bu njëkk bi mooy day mat li mu doon wutee mat ci kanam askan wi maanaam man askan wi tànn nañ ma dans des conditions difficiles ma nekkal leen assemblée nationale lu ma fa mën a fekk dinaa taxaw ba ñi nga xam ne ñoo yëkkati woon seen carte dugal na man Ousmane Sonko laa wóolu ëllëg ak si biir du ñu am jeexi jaaxa ci seen xel parce que nag député li tax ñu koy tànn mooy bu wax jotee mu taxaw waxal la boobu mooy benn bi ñaareel bi moo di pour l'histoire lan ngay tuddee pour l'histoire Ousmane Sonko dañ koo tuumaal mu nekk ci guddi goo xam ne bët setegut ñi farag moom wax ne liñ ko tuumaal du dëgg ak ñi ko kontar wax ne liñ ko tuumaal dëgg la ku ci nekk da ngaa nekk ci posture boo xam ne yaa ko may sa bopp mais moom nag dafa am lu askan wi di séentu ci moom mooy lan mooy mu taxaw wax liñ koy tuumaal lu ciy xalaatam ak lan la ci am ci lañu mën a firndeel témoigner ko ci aqulaayi taalaam nga xam ne quel que soit le résultat juridique ou politique fi nu jëm ëllëg ak si biir ñi fekkee dinañ mën a duut seen baaraam ci dara ne lii la waxoon ñi fekkewul bu ëllëgee buñ leen di nettali ñu ne déet ku ko wax ñu ne Mbaye Thiam ñu ne Mbaye Thiam yoon kii daf doon interpréter lu Ousmane Sonko Ali Kalla joxoon ñu ne ci procès-verbaux yi commission bi ci procès-verbaux yi plénière bi lii la Ousmane Sonko wax mais est-ce que nekkul prof idée complot bi nga xamante ni moom la déparé moo tax boobu ba léegi lépp lu ñu woote wala lépp loo xamante ni moo xam pouvoir exécutif wala judiciaire teg na ko day gis ni ay ndëgg sërëx lañ koy tegal ngir mu tàbbi ci.
gis nga keroog bi fi commencé. dama la waxoon ne fii mu nekk Ousmane Sonko ak ñi mu àndal. dañuy taxawal stratégie boo xam ne dañuy dajale ay arguments yoo xam ne moom la ñuy xeexee lii dal Ousmane Sonko. Ouais. bokk na ci argument yooyu. teel a wax ne lii complot la. et da nga waxoon ni dafa teel boobu. bokk na ci waaw. dafa teel. Ouais. mais bu fekkee ne complot dong kot mooy seen argument. fi ñu jëm du sori. ndax mais dafa doyut. dafa doyul. dafa doyut xam nga boo ne yëf yi complot la. am na ñoo xam ne war nañoo mën a jàpp ne ala kuliyali nag moom comme dafa contre gouvernement bi ba pare fettaaral maanaam nekku di yoxi moom dafa contre irréductiblement. mais gouvernement bi aussi dañ koy bàyyi xel saa yuñ ko mënee bunduxatal. mais danañ ci profité. c'est de bonne guerre comme ni ñu koy c'est waxee. de bonne guerre. mais nag de bonne guerre gi ci ñaari côté yëpp la. parce que Ousmane Sonko nag gis nañ mu fës ci politique boo xam ne bi mu nekkee ba tey. day seet di wut ay argument yoo xam ne da koy jox askan wi pour won leen ne nguur gii fi nekk quelle que soit sa légitimité baaxul ci askan wi. des preuves. des preuves. xam nga loolu moom nu mu tiiti mi ngi ci rôle am mais kon ñi mu ko séqal day nekk ci seen rôle ñuy wut luñ ko taqalee ba ëllëg ak si biir ñu ne waa kii ñu doon taqal kat kii doon wax naan moom bokk na ci ay mandargaam dafa set wecc bokkul ci dara mais taq na. or bu fekkee ne moom ak ñi mu àndal. seen argument unique exclusif mooy lii ma nekk complot politique la boo xam ne Macky Sall moo ko taxawal pour éliminer ma mais loolu man war naa gëm ne war na mën a bokk ci une liste d'arguments yi ñuy taxawal mais bu fekkee ne foofu dong la ñu ngoy demuñu feneen mais ala kulli haal dafay nasaxal seen argumentation. parce que ki leen di juger. ki leen di atte buñ fa àggee. moom du invoquer moom juge bi du invoquer ay arguments politiques. day wax ne gis naa wax nañ ma vérifier naa li ma vérifier am na ma jàpp ko li ma vérifier amul jàppuma ko. par intime conviction. par intime conviction. bu boobaa nag bu fekkee ne Macky Sall daf maa bëgg a bunduxatal moo tax ma ñëw fi mais du mën a nekk un argument devant nu mu tuddati une juridiction or moom. soo déggee ni mu waxee démb. moom gëm na déjà gëm loo ñoñom ne kaso la jëm li mu wax. xam nga daf ne non à mon arrestation illégale et imminente programmée par Macky Sall en personne. xam nga nii ma ko waxee. noonu la ko waxee ñu bind ko. kon moom léegi intégré na ci biir processus bi ne dafa war a dem. dañ koy jàpp. buñ ko jàppee dañ koy atte bu fekkee ne loolu dugg na ci seen xel. nga xam ne dañuy analyser ñoom it seen situation à la kuliyali nag di seet nan lan ciy mën a génne. mais bu fekkee ne li leen ciy génne mooy fu ñu taxaw rek ne defuñu dara Macky Sall dafa maa bëgg a bunduxatal mais damay jàpp ne loolu dafa oyof ci argumentation boo xam ne war na ko mën a génne ci lii. mais prof est-ce que démb li nga xamante ni ñenn ñi dañ jàpp ne xëy na da ko rëccale ba wax ko muy mbir mi da ko dépassé. est-ce que du foofu la ñu toll jamono ji parce que bu ñu ko dégloo mu wax démb ba ci sax ci wuy ji convocation bi parce que ñu bëri dañ doon xalaat ni bu doon tey levé nañ immunité parlementaire bi bu ñu ko levé 9h comme ni mu ko waxee woon 9h05 mu dem wuy ji mais démb dafa indiwaat beneen précision boo xamante ni moo jur jeexi jaaxa ci xelu askan bi mooy que ni respecté wuñ procédure ngir lever lii di immunité parlementaire bi. waaw xam nga. damay wax toujours ne Mohamed. gis nga politiciens yi. bu ñuy jàmmaarloo ci seen biir dañuy sàkk ay argument politique. lan ngay tuddee argument politique. maanaam xam nga nit ki bu fekkee da ngeen daje ci mbedd mi di xeex. wala ngeen di xuloo bu ngeen di xuloo mën a wax moo leen di àtte teqale bu ngeen di xeex bari doole moo leen di teqale mais comme yooyu dañ ko dindi ci politique mais politique. ñoom li ñuy def argumentation politique ak stratégie politique ak tactique politique dañ koy teg fële di tamante dëmm. ba pare li ñuy tamante dëmm moo ci gën a jaaxal ñi nga xam ne dañoo bokkut mais li ñuy def intéressé leen ba ñu koy saytu moo di bu ñuy jiiñante. politiciens yi bu ñuy jiiñante dañuy wax toujours Mohamed li muy wax taxawul parce que c'est une démarche politicienne
bu Mohamed di tontu Mbaye day wax Mbaye li muy wax taxawut parce que li mu wax lépp c'est une démarche et une argumentation politicienne. Donc ñoom ci seen bopp dañuy yeyante ci seen biir bu ñuy tiiñalante li ñu nekk la ñuy jiiñante waaw loolu nag soo ko gisee li ci ëpp ci ñi nga xam ne dañu gëstu. di xeltu ci ni ñuy defee. moo di dañu du réflexion bu doy ci li ñuy def fan jëm niñ koy defee ak lan la ñu war a tibb ci histoire wala sociologie wala xalaatu askan wi pour dugal ko ci ba bu ñuy wax ak askan wi nangu ko. maanaam politique bi moo leen di jiital de trop. politique moo leen di jiital or li ñuy politique nag li ci ëpp ku ci nekk sa bopp nga jàpp ne yow kot dong yaay waa ji ñi ci des ñëpp duñu dara ñi ci biir yore doole ji parce que ñoom la askan wi dégg kii bi ak ñi ci bitti nekk ay opposants ba tax na fii ñu toll tey en terme de perspective li gën a taxaw moo di Ousmane Sonko nangootul wóoluwul Assemblée nationale di de manière très claire donc li ñu def moom engagé wu ko ba tax wax na ne bu Assemblée teggee tey kiiraayam moom dafa nangu jàpp ne moom mi ngi kiiraayam ba tey parce que ñi ko teggi fi nu jaar pour teggi ko du foofu reste intact loolu la wax waaw man lii Assemblée di def tey ça ne m'engage pas ñaareel bi buñ ko teggee conséquence bi moo di juge bi woo ma comme man nangu naa ne ñoom teggi nañu sama kiiraay mais man maa ngi ak sama kiiraay bu ma juge bi wooyee du ma wuy ji or loolu li muy jur Mohamed mooy la porte est ouverte à la confrontation physique physique parce que dafa wax ne j'invite mes partisans et l'opposition à la résistance autour de ma personne maanaam ñi far ak man ak ñi bokkul ci sama parti bokk beneen parti mais jàpp ne lii may nekk dëgg la maa ngi leen di woo ñu def kiiraay wër ma pour protéger sama immunité parce que loolu fi sës or bu fekkee ne loolu mooy logique gu parce que fii ñu toll logique gu gouvernement bi nekk ci amoon na kiiraay jël nañ le temps qu'il faut ba teggi kiiraay li léegi dañ koy woo ñu woo ko mun a wuy si ma kon dañ koy jëli moo fi sës or bu fekkee ne logique bi mooy dem jëli ko moom mu nekk ci logique gu aar boppam fokk ñu jaxasoo kon on peut craindre le pire on peut craindre le pire moo di ñu dem di ko jëli gone yi nga xam ne ñoo ànd ak moom nag te seen pas-pas amul benn sikki sàkk ñëpp teg ci seen bët bu ñu defee bloc autour de lui pour protéger ko ñii ñu jox ordre ne leen jëli leen ko it ñu ne leen amu leen lenn lu ngeen wax lu du jëli ko indi mais mën naa indi loo xam ne lii ëllëg ak si biir askan wi du rafet ci suñu der du rafet ci suñu mandarga mais surtout nit ñi den ci sonn coono boo xam ne bii su ko jareek su ko jarut mais dina bàyyi ay marque question professeur tey bu ñu xoolee ni nga xamante ni moom la mbir bi demee ba ñu bëri am tiitaange ci li nga xamante ni xëy na war na mën a am wala mënees na ko njoxtees bu ñu gisee kàddu yi nga xamante ni yëkkati nañ ko ci boor bu nekk lan moo war a nekk dëggi-dëggi taxawaayu Ousmane Sonko lan moo war a nekk dëggi-dëggi taxawaayu justice mais itam lan moo war a nekk dëgg-dëggi taxawaayu njiitu réew mi parce que bu ñu waxul même ci wàllu complot il est le président de la République sénégalais yëpp ci moom la ñu nekk donc ñëpp ci mën nañoo wax ci li nga xamante ni moo di kilifteefam la ñu nekk ban taxawaay la ñu mën a am ba jàmm mën a sax comme fii ci Sénégal te yëngu-yëngal bañ a am wala ay xeexook gaañante. gis nga fii ñu jëm. ci gis-gis ñaari yëf moo fi mën a am. ñaari yan. bu njëkk bi mooy ku ci nekk logique bi nga nekk. nga dem ba sës maanaam gouvernement bi. jàpp nañ ne plainte am na Ousmane Sonko min plainte war naa wuy ji ñu laaj ko àtte ko jàpp ko wala ñu bàyyi ko loolu mooy seen logique ñaareelu logique bi Ousmane Sonko nee na liñ koy jiiñ moom nanguwu ko nit ñiy defee pour mën koo àtte nanguwu ko donc du wuy ji kenn du ko àtte or diggante dinañ la àtte ak dooma àtte mais fitna doo nga fi mën a juddu or fitna jooju nag dinañ xam nag fan lay commencé fi muy commencé moo di ñu jox ndigal ay takk der ne leen dem leen jëli ko comme daa bañ a wuy si foofu la commencé
ñooña dem fekk fa ay nit ñu ne leen du ngeen ko fi jëlee ñu am lu ñu def ba maar day taali fitna juddoo ca gaañ-gaañ juddoo ca wala leneen bu boobaa la responsabilité entière dañ koy partager partage bi moo di wala boog ñaareelu perspective bi mooy l'État du Sénégal mesurer les dangers et les risques jàpp ne kii kat comme keroog bi ñu ko wooyee pour gendarmerie rek jur na fitna ju métti ci biir Dakar jur ko ci yeneen dëkk ba fii mu nekk am na ñuy woote ne li ko dale ci Sénégal dëkk yépp ku ci nekk na nga waajal jàmmaarloo diggante Ousmane Sonko ak nguur gi est-ce que loolu jar na ko su ko jarul dañuy bàyyi mais bu ñu bàyyee daal ne waa léegi foofu la lépp tabbi géej mais bu boobaa nag mais réew mi ñi nga xam ne dañoo bëggoon lu fi xew ñu leeral ko mais seen xel dina ñaaw day faible état bi mais non seulement l'état dafay faible mais ñi nga xam ne ñii mel ne Mbaye Thiam dañoo bëgg tey ci tey Ousmane Sonko taxaw xale bi taxaw ñu wax am ay seede yu ci bokkut taxaw fekke comme le jugement est public buñ fa jógee ñu indi loo xam ne lii ñoom ñaar la ñu séqoon te yàlla dong fekke ko tey ñu taxaw ay nit fekke ko den ci wax loo xam ne lii ñi nga xam ne dañuy seet dëgg gi fan lu féete bu fekkee ne ànd nañoo ak honnêteté ànd ak sincérité bu boobaa den mën a taxawal nag seen gëm-gëm mais bu fekkee ne dañ ne nañ ko bàyyi parce que buñ àggee ci fun jëm ak moom mën naa jur fitna joo xam ne ji leneen ak leneen mën na cee juddoo mais bu boobaa dafay créer ñaari précédent yan bu njëkk bi moo di mën nañoo yëkkati dara ba ñëpp séen ko réew mi di ko wax pendant des semaines ñu tegaat ko ci suuf mel na dara xewutoon boobu mooy bu njëkk bi ñaareel bi mooy politiciens yi muy Ousmane Sonko nag muy keneen waxuma Ousmane Sonko muy Ousmane Sonko muy keneen am na loo xam ne bu leen dalee bu fekkee ne nu mu teeti mën nañoo mobiliser fokk ñu fekk leen ci li ñu bëgg ba dara du ci jur bu boobaa les politiciens sont hors de la portée de la justice et bu boobaa ci anarchie la ñuy dugg mais du sax anarchie dafay nekk réew moo xam ne mii dafa am ñoo xam ne ñii suñu duggee ci politique dara dootu leen mën a dal bu fekkee ne mën nañoo mobiliser nag laa tax parce que nag Ousmane Sonko li ko may lii moo di dañoo njort ne buñ ko bëggee jàpp bu mobiliser dina mobiliser nit ñoo xam ne ñii dinañ ko aar mais même loolu warta mën a tax nag ñu ne duñu àtte kenn ci réew mi ak ku mënti doon parce que li may wax nag man beralu ma ko Ousmane Sonko beralu ma ko Macky Sall beralu ma ko keneen damaa gëm ne réew mi kun fi tuumaal koo mënti doon ak noo toll war ngaa mën a taxaw nag jàkkaarloog askan wi ne leen Mohamed dafa maa tuumaal man Mbaye Thiam ba mu may tuumaal su fekkoon ne ci digg marché ba la ma tuumaale am na ñu ko fekkee mais tuumay Ousmane Sonko bii ak Adji Sarr li tax réew mi ñu ci bari seen xel teey ci te mënuñu cee wax dara lu leer parce que seen aqulaay taalaa la ñu xaar moo di liy séq ci seen diggante ñoom ñaar ba fis ci plainte mais ñoom ñaar rek ko fekkee mais prof dafa am wax boo waxoon fii démb Ousmane Sonko reprendre ko mu mel ni da nga ko gisoon au début parce que mu ngi wax naan jot na benn kilifa goo xamante ni yónnee na message beneen kilifa gu nekk ci nguur gi ne ko bu leen tëj Ousmane Sonko parce que loolu mën na taal dëkk bi mais dem leen ba à la fin ngeen prouver que ni seq na ak ndaw si bu ko defee dina ko décrédibiliser loolu waxoon nga ko fii démb Ousmane Sonko ci boppam reprendre ko est-ce que nekkutoon une belle occasion pour que mu gindi ñi nga xamante ni ñoo far ak moom gindi askan bi ne leen même beneen thèse bi nga xamante ni nit ñi ñu ngi koy teg naan xëy na seq naa ak ndaw si donte du viol mais loolu amul. xam nga man Mohamed. li tax ma nekk à l'aise ci wax ji moo di li ma ciy wax waxuma ko pour neex Ousmane Sonko wala pour naqari ko waxuma ko pour neex ci ko jiiñ ak nu mu téeti wala naqari ko waxuma ko pour ñi mu siqal langue politique gi ñu ànd ak moom wala ñu ñàkk ànd ak moom gis ci seen bopp dama ne woon fii Mohamed Ousmane Sonko man gëwuma man Mbaye Thiam gëwuma ne dafa sakku ndaw si ci waxtaan ak wu neex wala ci doole man loolu gëwuma ko sama baat ci kaw viol bi moom da nga ko écarté man gëwuma ne Ousmane Sonko dafa séq ak ndaw si viol maanaam wax ju neex ba jot ci ndaw si wala tiiñal ko
ragalal ba jot ci moom loolu man gëwuma ko li ma doon déglu ci Ousmane Sonko man donc du tontu ci viol bi dama doon déglu mu ne séquma ak gone gii dara dama doon defari sama yaram parce que dama feebar il se trouve que bi ma demee xale bii lañ wax ne li may faj ci moom lay jóge mais man séquma ak moom dara parce que nag Mohamed xam nga ñiy wax naan c'est une affaire privée mais am nañ wax nañ dëgg dans un sens mais li ñu wax du dëgg définitivement parce que Ousmane Sonko nag du n'importe qui Ousmane Sonko du Mbaye Thiam taxawul jàkkaarloog askan wi ne damaa bëgg ngeen jox ma seen kóolute ma yilif leen ñu nangul ko candidature mu dem téeméeri nit yu xëy dimanche wote fukki nit yaak juróom ne Ousmane Sonko mii ñun xam nañ ne war naa mën a jiite réew kooku nag lu muy dugg lu ne mais moo cay dugal boppam mais daf cay dugalaale ñi ko wóolu ak ñi nga xam ne même buñ ko wóoluwut war naa mën a nekk seen njiit tey u ëllëg donc c'est une affaire non pas personnelle privée entièrement c'est vrai que nag mënoo ko cee dindi mais dafa am loo xam ne lii askan wi dañ cee am seen xalaatu bopp ndax nag réew mi Mohamed képp ku ko war a jiite mais dañu xaar ci yow pas-pas ak yéene ak yaakaar mais li ñu xaar ci yow ñi xam àddina li ëpp ci lu ñu yàgg ci xaar ci yow mooy jikko yu rafet gis nga Dominique Strauss-Kahn bi ñu ko jàppee man bindoon naa ne heureusement que aggul élection ba ñu fal ko France parce que kilifa goo xam ne mënoo sa bopp ci yenn yi aaroo sa bopp ci yenn yi boo yilifee am réew mais réew ma danger nga pour réew ma parce que sa baay bu baax bu Alaaji Abdou Aziz taxaw na Tiwaawan nit ñëpp taxaw wër ko mu ne ñett yii daal sama baat ca kaw ba baa may dugg ci suuf kenn du ma ci fiir jàpp ma nit du ma fiir ci daraja nit du ma fiir ci alal nit du ma fiir ci jigéen man fekk naa ba tey mu wax ko kenn du ma ci fiir ba jàpp ma or am réew nag yu mel ne suñu réew yi nga xam ne buñ la xasee ba fal yaay buur di bummi le président de la république du Macky Sall mi Senghor buur la woon ak bummi Abdou Diouf di buur di bummi Ablaye Wade di buur di bummi di bëllëb di gànkal Macky Sall mii buur la bummi parce que suñu réew yi la ñu tabax pour le moment tabax goo xam ne du réew mu mel ne France réew mu mel ne Amérique nga xam ne président bi day jóg ne nangam laa bëgg ñu ne ko déedéet du fi amee mu ne dama ko ñu ne ko même boo ko bëggee du fi amee mu ne loolu laa bëgg ñu ne ko boo ko defee boo lëgee dootoo nekk président fii li président bi bëgg bu ca dogoo mais am ko or loolu nag réew mel noonu nag boo ko jiitee dañuy xaar ci yow au-delà de pas-pas bu wóor ak programme ak plan bu wóor nga ànd ak jikko yoo xam ne yii di nga yedd sa bopp genn yedd gi ñoŋal sa bopp genn ñoŋal gi ba nga xam ne am na yoo xam ne yii àddina du gudd du gàtt ba nga àgg ca or man Ousmane Sonko bokk na ci ñi ma yaakaaroon ne bokk nañ ci ñi nga xam ne ëllëg ak si biir réew mi bu nu foloog bu nu foluwut ñi koy jiite di ko xelal di ko kii ci lañ bokk waaw am na loo xam ne lii nag buñ ko jiiñee Mohamed waaw dafay man dama doon séentu mais nag ça c'est à titre personnel man dama doon séentu Ousmane Sonko def tout ce qu'il faut faire pour mën a taxaw jàkkaarloog askan wi ne leen soxna si li muy wax du dëgg parce que complot bi nag xam nga lan mooy indi preuve bi mooy lan mooy Ousmane Sonko taxaw xale bi taxaw seeni avocat taxaw ay magistrat taxaw askan wi taxaw parce que nag buñ koy juger journaliste yi dañ koy fekke Mohamed ñi am jot war a mën a xëy dem teel dañ koy fekke ñuy wax di jiinante di défendre ba ñi fa ëpp ci toogaay ne ndaw si lii muy wax nur wu dëgg Ousmane Sonko war a mën am dëgg bu boobaa dina set mais ci kaw ñaari yëf nag ñaari yéen bu njëkk bi mooy man gëw ma ne da koo violé ñaareel bi mooy Ousmane Sonko taxaw ne man Ousmane Sonko séquma ak ndaw si dara mu leer nañ
très bien mu nekkoon mbiru Ousmane Sonko ak Adji Sarr ñu doon ci dikkaat bu baax a baax di xaarandi lan la assemblée nationale di dogal ci mbir moomile nga xamante ni moo di ñori am déet mbalaanu kiirlaay bu Ousmane Sonko lépp lu ci xibaar ngeen mën koo toppandi ci i rajo ci ITV ak ci imedia.sn prof li ñu dese ci waxtu bëriwuñ mais ñoo ko diggee woon li nga xamante ni moo di kàddu njiitu réew mi président Macky Sall ñàkku démb jëmale ci coronavirus bi mu noppee yëkkati ay kàddu yi ñi nga xamante ni ñoom la seen xam-xam màcc ci wàllu communication ku ci nekk am na nu mu ko gisee ba ci askan bi ku ci nekk am nga noo ko gisee mu ne ñi nga xamante ni ñoo di askan bi bu ñu ñàkkuwuñ moom li muy def c'est simple jël ñàkk bi may ko dëkk yi nga xamante ni soxla nañ ko prof même bu dee ci kaf la ko doon waxee même bu dee ci sensibiliser la ko doon waxee même bu dee ci ñaax askan bi ñu dem ñàkku ji la doon waxee est-ce que propos yooyu noonu moom jiitu réew mi waroon na koo yëkkati surtout ci moment boobu. gis nga Mohamed. koo xam ne boo ne dama ne ñëpp dégg seen nopp doo wax lu ñuy interpréter ñaaw njort mën ci am baat rafet njort mën ci am baat. or président de la République ci suñu réew yi encore une fois dafa bokk ci ñi nga xam ne bu ñu ne dama ne mais ñëpp dégg seen nopp ñi ànd ak moom ak ñi àndut ak moom ku ne da ngay dégg sa nopp kon bu ñu ne Covid bi àgg na foo xam ne ci àddina bi solution yëpp baax na mesure barrières yi la ñuy jiital mais solution bi ci mën a génne àddina bi daal ak réew mu mënti doon mooy ñàkku ñu ne ñàkk kon moo xew Afrique di juróom fukki réew ak ñeent tey ci tey ñu ne juróom-ñaari réew ñoo ci lijjanti seen bopp ba am ay ñàkk même bu doyul parce que nag amul encore une fois amul benn réew bu amagul lu doy Amérique amagul France amagul meneen réew amagul Israël daal la ñu gis muy réew moo xam ne ñàkk nañ 60% de la population ba ñoom ni ngay commencé libérer sax nit ñi ne nu neex waaye def léegi parce que njett nañ affaire bi kon bu président Macky Sall fexee ba am 200,000 doses indi ko ci réew mi ñu bokk ci juróom-ñaari réew yi nga xam ne wut nañ ay ñàkk muy lijjanti yeneen ñàkk yu war a ñëw ñu naan 7 millions 6 millions de vaccins yoo xam ne bu ñëwee buñ ko defee niñ ko war a defee wëttuwoo dinañ bokk ci ñi ci njëkk a génn ñu ne kere bi ñuy commencé ñàkk yi ñu ne moo waroon a jiitu ñëpp gis ko ñu ne déet daf fee nekkutoon kat dafa tukki woon mais ministre bi mu jiital Abdoulaye Diouf Sarr def na bi mu defee ñu bari rafetlu niñ ko defee parce que dajale nañ ay kilifa diine kilifa aada kilifa yu ne ñoon ànd ak moom ñu ñàkku président ñëw ne comme tukki woon naa maa ngi fi léegi alxames dinaa ñàkku bu ñàkkoo ba pare jàkkaarloog nit ñi télévision en direct ne na ngeen ñàkku mais ñi bëgg a ñàkku bu ngeen bañee ñàkku dinaa maye ñàkku yi c'est une erreur. c'est une erreur. c'est une erreur. pourquoi. bu fekkee ne li mu wax da koo xalaat dëgg la ci moom. c'est une erreur politique. politique bu fekkee ne li mu wax. da koo xalaat dëgg la ci moom c'est une erreur politique c'est pas une maladresse de communication c'est une erreur politique. boo xam ne bii li mu defoon ci lu bari ci. kii bii nga xam ne man Mbaye Thiam damaa bokk ci ñi gëm ne suñu gouvernement Sénégal li mu def ci Covid bii peut-être mënoon naa def lu ko gën mais nag mënoon naa def lu ko yées fuuf te bu boobaa ñun ñëpp a ciy perte kon c'est une erreur politique bu fekkee ne daf doon kaf maanaam c'est une boutade mais c'est pas le bon moment c'est une maladresse de communication. bu fekkee da doon kaf. c'est une maladresse de communication. bu dee daf koo gëm c'est une erreur politique bu dee da koo gëm c'est une erreur politique majeure. bu dee da doon kaf c'est une maladresse. d'accord parce que fi réew mi toll. ci njàqare ak ci jaaxle ak ci tiit ak ci jafe-jafe kaf dafay xajatul ci kilifa. or Macky Sall nag. boo teggee xalif généraux yi ci réew mi ak ni ñu toll. kenn ëpp ko fi dayoo parce que xalif généraux yi sax ñi ngi ci biir kilifteefam liñ ko yilif parce que ay waajuram lañu ak i sëriñam mais ñi ngi ci biir kilifteefam parce que nag moom moo représente tous les Sénégalais. dafa am fu kaf xaj ak fu kaf xajut la solennité du moment nga xam ne dafa nekk bu waxtu woo xam ne wii réew mi yëpp ñi ngi toog di dégloo ku nekk toog ci nen da ca àgg dafay ànd ak matukaay yoo xam ne yii
li muy wax dañ koy segg tànn ko ba nga xam ne lépp lu muy wax rek day dëgëral taxawaayam dëgëral kilifteefam jox yaakaar ak espérance ñi mu jàkkaarloo parce que nag bu ngeen ñàkkuwut ma maye ñàkk yi moom du kii kenn mënu la preuve d'abord nit day maye lu mu moom moomul ñàkk yi moomul ñàkk yi gis nga bu dindi woon ci poosam alali boppam jënd ay ñàkk ñëw ne ñàkk leen amul droit ne su ngeen ñàkkul ma maye ko xam nga man rafetlu naa bokk naa ci ñi rafetlu le fait que ñun ñu amay ñàkk comp ci jox Gambie ak Guinée Bissau man loolu ku ko rafetlu la am na nag ñoo xam ne ñi ngi koy ŋàññi naan ku doylewut doo mayee nit ki nga xam ne balaa mayee rek doyle mayewut day saraxe parce que nag maye dëgg ki koy def mooy ki doylewut ba pare gis ku soxla mu comp ci lim yor jox ko c'est ça la solidarité man loolu dama koo rafetlu mais ñàkk yi moomu ko ci alali réew mi leen jël jënd ñàkk yi ñëw ñi ne duñu ñàkku ci réew mi amuñu dëgg mais na ñu ngi ci seen droit amuñu dëgg sama baat ca kaw mais ñu ngi ci seen droit bu leen neexee ñoon dama ñàkku encore que wax naa bërki démb benn waaye bu ne man du ma takk masque du ma ñàkku ma ne ko am nga ci droit de waaye da nga cee waroon na yokk bu ma feebaree bu ma kenn faj bu ma dee ci feebar bi bu ma kenn suuli bu ma feebaree du ma wàll kenn joxe assurance bi du ma wàll kenn man it kenn du ma wàll ndax aar naa sama bopp mu ne ma loolu mënuma ko ma ne ko kon xam nga fi nga taxaw dëgërul yaa ngi mel ni ku taxaw ci sable mouvant mais ci réew mi lañ bokk ñi bokk ci réew mi am ay jiixi jaaxa ci ñàkk yi dafa am nu ñuy wax ak ñoom di defanteeg ñoom ba nga xam ne bu nu ñëwee ñàkku si alhamdulilah rabbil alamin moo gën bu nu ñàkku siwul ñu ñàkk ñi bëgg a ñàkku nga xam ne ñoo ëpp fuuf ba nga xam ne ëllëg ki si biir bu fi feebar bi jógee loolu muy njëriñ ci askan wi bu fi feebar bi jógewul mais une minorité nekk fi yoo xam ne yii dañ leen di surveiller pour que ñu aar leen parce que nag c'est la responsabilité du pays ñu aar même ku bëggul ko la aar mais nag su ngeen ñàkkuwul dinaa maye ñàkk yi moom sama xalaat bu gàtt ci koo xam ne kii man amuma kenn xaar ma yàlla moo di bu fekkee bi ko président di wax dëgg la ci moom c'est une erreur politique bu fekkee ne dafa doon kaf c'est une maladresse de communication politique l'un dans l'autre fi mu toll muy contexte bi daf fee xaju fi professeur Mbaye Thiam jaajëfal nañ ko bu baax a baax mbégte la ñuy am saa su ne di bokk ak moom studio bi ci xew-xewu jamono tous les lundis et tous les vendredis di ci ànd ak moom ci li nga xamante ni moo di xew-xewi jamono yi ñu doon ko waxtaanee tey doon dikkaat ci li nga xamante ni moo di ñaari communication benn bi di Ousmane Sonko benn bi di bu Macky Sall dégg nañ bu baax a baax li nga xamante ni moom la ci prof wax ñu dikk rapidement ci minutu internautes yi kii di Bathie Seye moom nee na nañu teg mbir mi ci yoon te yàlla rek tax àdduna léppay jeex noonu la ko bàcc waxee Cheikh Mbacke Sang Silla bonjour yow itam Mor Niang nee na am na solo Abdoulaye Sy mu ne professeur Ousmane Sonko nee na commission bi 11 la waroon def te am na ñaar ñu bàyyi remplacé wuñ leen comme moom day mel ni li nga xamante ni moo di procédure bi muy wax ci la doon dikkaat Ibrahima Ba mu ne président ni mu waxee démb du yoon ndaxte rawatina ci ñi nga xamante ni ñoo di askan wi mu doon yëkkatil kàddu yooyu lay Paco Diaz général lay de même que Cheikh Oumar Sané ak Mouhamadou Lamine ñoom ñëpp ñu jéggal ma ci ñi nga xamante ni mënuñu jaar ci li ñu wax ak ci seeni tur commentaires yi ñoom ñoo xawoon bari waxtu bi dab ñu prof ñu amoon mbégte bu baax ànd ak yow ci semaine bi fii la ñuy yemandi kon tey ci xew-xewu jamono jox la rendez-vous ba altine yi incha allah. Mohamed yàlla nañu yàlla yóbbu ci altine ak jàmm bu ñu ko fekkee yàlla nañ ko tal ak bokk yi ñuy déglu ba mën a waxtaane waat loo xam ne lii dina jëriñ askan wi. di gërëm nag bu baax mbokk yi nga xam ne saa yu ñu ubbee antenne bi ñu ubbi seeni nopp di ñu déglu ba pare ubbi seeni xol aussi nag ak seeni xalaat di yokku xam-xam bi parce que looloo tax ñu ne fi. waaw ki nga xam ne day wax ne li nga wax kat boo ci dolli woon nangam mooy gën. wala nangam boo ko ci dindi woon mooy gën kooku weddiwu la dafa lay jàppale. ki nga xam ne daf na le li nga wax dëgg la jàpp ci foofu la kooku it dafa laa jàppale ñu ngi leen di gërëm ñoo ñëpp di leen sant. mu fekk ne am na loo xam ne lii buñ ci yàlla bàyyi jàmm bañ tal ko altine su ma sañoon ñu dellu si mooy manifeste bi nga xam ne téeméeri
professeur ak ñaar dañ koo génne signé ci seen tur ci université. D'ailleurs am na benn internet bu doon sàkku nga dikkaat ci. bi ñu génnee gis naa ne réseau des universitaires républicains tontu nañ leen. man nag bokk na ci mandarga yi tax iRadio woo ma fii may wax ak ñoom. bokk na ci mandarga yi du loolu rek. damay jàngale université. fekkee lu bari ci université xam ci lii lu bari. ba tax na loolu mënuñoo bàyyi rek mu jàll ndax dañoo soulever question bu am importance muy l'état de droit. soulever yeneen question ci seen biir manifeste bi ma jàngat ko su ma sañoon comme wax nañ ko. dama bokk ak ñoom université xam ñu bari ci ñoom. ñi ko signé bu ñu fi dellusee altine ak jàmm bu ñu activité bi njattul ci beneen façon. ñu dellusi wax ci li ci suñu xalaat. incha allah dinañ ci dikkaat professeur jaajëfal nañ leen ne yéen ñi nga xamante ni yéen a doon ànd ak ñun ci suñu page Facebook di iRadio Sénégal ci réaction yi commentaires yi yëpp jaajëfal nañ leen bu baax a baax yéen ñi nga xamante ni yéen a ngi woon ci biir kër yi ci oto yi ak fépp fu ngeen mën a nekk jamono ji dañu teewlu ñu ngi leen di sant bu baax itam di leen gërëm jaajëfal Alaaji Birane Cissé moo féete woon ci xarale gi ak ci digital bi jox leen seen rendez-vous histoire di Mboor ñu war a waxtaanee ak professeur Mbaye Thiam ci ITV dimanche bi bu 20h tegalee 30 minutes li nga xamante ni moo di royaume bu Kajoor fi mu soqeekoo nañu ca nekkee dammeel yeeg lépp loo xamante ni moo di organisation politique ak ni nga xamante ni noonu la bindoo woon ak professeur Mbaye Thiam ak professeur Ibrahima Seck dinañ ci dikkaat bu baax a baax ci biir Mboor dimanche bi lay doon 20h30 ci ITV d'ici boobu itam xew-xewu jamono altine lay dikkaat bu ngeen ñu bëggee woo wala ngeen jokkoo ak ñun mën ngeen ñu woo ci 78 196 26 25 78 196 26 25 jaajëfal nañ leen bu baax a baax ñaanal itam juma mubarak yéen ñëpp. Pour la première fois, Bazin Riche, marque Super Luxe Magnum Gold, yegsi na Magnum Gold Super Riche